demoiselle devant moi, elle est accompagnée par sa maman. Donc, elle est possédée par un djinn. Le marabout a eu à sortir 3 djinns donc de son corps. Et là, on voit un 4e djinn qui se présente et qui est en train de la posséder. Donc, ce qui veut dire que c'est un peu difficile parce que des fois, on nous dit qu'il y a un seul djinn qui possède la personne alors que c'est plus de 2 djinns ou 3. Donc, un travail assez difficile. La maman est là, accompagnée donc de sa fille et de sa sœur. Donc, le marabout vraiment a eu à faire un travail difficile avec elle. Et jusqu'à présent, elle est possédée par des djinns. Un 4e djinn se présente et le marabout devra tout faire pour essayer de sortir ce djinn de son corps et lui permettre de vivre en paix. So, ladies and gents, dear followers of TMS TV, if you see this very lady in front of me, she's just accompanied by, her mother, and then she was possessed by 3 jinns. The marabout, made out 3 jinns from her body, and right now we have the 4th jinns being here because this very lady is again possessed by a jinn, and the marabout will do his best to make out this very jinn, this 4th jinn, from the body of this very lady. Just to tell you that the work is so hard because the marabout is doing his best every time and he is having a lot of difficulties to get out all the jinns. So it is very hard then what we're doing here. Sometimes you have one person who was possessed by only one jinn, but when you get out this very jinn, you can see other jinns coming, and then you will be obliged to get out all these jinns. That's why it is very difficult. So the marabout Thierno Moulay Sow is here then, just looking at the situation and being ready to make out the other jinn from the body of this very lady. Waaw Moustapha Fall. waaw suñu mbokku internet yi ñu ngi leen nuyu ci TMS TV ngeen di gis kii tëdd nii sëñ bi Thierno Moulay Sow la xalif général des jinne génne na ñetti jinne ci moom mu am ñeenteelu jinne boo xam ne encore dafa manifesté wu kon ngeen gis ni liggéey bi yombul, liggéey bu méttee métti la kii nag mi ngi ànd ak yaayam daal di ànd ak sëram nekk fii ci kër xalif général des jinne génne nañ ñetti jinne mu am ñeenteelu jinne boo xam ne mi ngi manifesté wu ci moom te lii saaliw dafay faral di am fii da ngay gis sax souvent sëñ bi day génne ci ñoo xam ni ay fukki jinne ñoo xam ne ay juróomi jinne ba juróom-ñetti junne boo gisee même ci émission li ci jinne sax dama koy faral di ko laaj. génne naa fii jinne ci 28 ba 28 benn jinne benn nit génne naa ci moom 28 jinne kon benn nit génne nañ ci ñaar fukki jinne ak juróom-ñett kon nga gis waaw kon nga gis liggéey bi yombul liggéey bu méttee 29 kon nga gis liggéey bi yombul liggéey bu méttee métti la mais également nga gis pouvoiru jinne yi ci kaw suuf ak ni ñuy defee ay musiba ci kaw société bi lii nag boo xoolee li ko waral mooy sëñ bi am na lu mu ci mës a wax benn jour adduna bi dafa dem ba nga xam ne jinne yi fi ñu doon dëkk nit ñi dañ ko occupé dañ fa dëkk moo tax souvent man nga am chance ñu génne benn génne ñaar nga am chance waaye souvent comme ñun léegi dañu dëkk fi jinne yi dëkk toujours bu ñu génnee rek boo demee rek day am beneen bu manifesté waat donc ngeen koy gis nii ci image yi ngeen ñuy suivre sur la TMS TV mu nekk liggéey bu metti boo xam ni fii ci kër xalif général des jinne ngeen gis patients yu bare également ñu ngi toog fële di xaar sëñ bi kon sëñ bi ñu bàyyi la rek nga def say manin macha allah. macha allah jërëjëf Moustapha Fall jërëjëf Salim Samb ñoom dañuy faral di ànd ak jinne yu bari mais en général bu ñu fii ñëw benn jinne la ñuy faral di àndal léegi boo jàppee jinne boobu yeneen jinne yi tamit dañuy am occasion manifesté wu parce que day fekk ne dañoo am jinne yu bëri yi leen topp mais xam nga jinne yi en général du ñu fekkante bu benn jinne génnee da ngay gis beneen yëngatuwaat fekk ne boobu moo ngi àndoon ak moom moo ngi làqatu woon noonu waaye nag lépp fii lay feeñee lépp fii lay leeree ndax bu ñu xasee ba jàpp benn jinne yeneen jinne yi làqu woon yëpp da ngay gis dañuy faral di manifesté wu waaw loolu nag xam nga ne liggéey bi yombul liggéey bi dafa laaj coona te gis nga sarax yi gis nga nag yi ñuy jënd yi nag yi ni muy chéré macha allah kon xam nga ne liggéey bi yombul maanaam ñun kenn fayuñu waaw liggéey bu metti la nag léegi nag ñu déglu ko gis ngeen kee tamit Ndar la jóge gis ngeen barki Dembo Njaay jinne bi yëngu na fi wax na fi nee na moom maanaam gars yi dañ koo fekk dóor ko maanaam rocci xelam gis ngeen keroog tamit ba ñu ko suuree volcan jooni bi
jinne bi dafa nekk di woccu maanaam di yëngu ci biiru soxna si gis ngeen ko même tey tame macha allah jinne baa ngi yëngu ci biiru soxna si ba woccu na lu bari tey parce que jinne bi fu mu nekk ci biir bi moo yëngu bu yëngoo rek moo waral muy faral di woccu te xam nga ne volcan bi dafa am doole léegi nag ñi ñaa ngi toog ci biti di xaar dañuy def pilifit rek rapidement jéem a wax ak jinne yi mën a jëflante ak jaamu yàlla yi ndax guddi na te kenn ku ne xamante ne démb 5 heures du matin laa tëdd tey maa ngi yeew 8h30 xam nga ne aw ma ay nelaw ma waaw te nag tey xam naa ne dañuy fas yéene fanaan kon nag nañu def affaire de professionnel bañ a jël temps wax ak jinne yi fulla ak fayda jublu ci jaamu yàlla yi parce que amuñu temps te guddi na léegi nag jinne bi moom moo ne nañ ko indi ci man léegi nag moo ngi jàkkaarloog man yow yaa wax nañ yóbbule ma ci Thierno léegi kay egsi nga léegi kay warul xaar sax man ma ne ko bismillah waaw ku doon laajte faal ngoye ngi waaw léegi nag da ngay ñëw rek wala ma jël si la waaw da ngay ñëw rek wala ma jël si la waaw Thierno léegi nag Thierno ngi ni maa ngi ni bismillah waaw acca kon Thierno ngi ni waaw moo doon yóbbu ma ci Thierno egsi nga maa ngi ni kay bismillah waaw kon léegi moom laay déglu waaw yow la ñuy déglu waaw comme yaa doon wax ñu indi la ci Thierno waaw Thierno ngi ni waaw xale bi moo doon wax day ñëw de day ñëw xale bi xam nga ñoom dañuy ruux dafa ruux léegi demal jege yaayu xale bi nga laaj ko problème bi naka la demee parce que waaw laaj ko mère ñëw ngeen fi ñu dindi ñetti jinne léegi problème bi nu mu demee moom daal bi keroog talaata bi ñu ne àjjuma la tabaski la ñëw ne oyal leen ma Thierno ngeen laajal ma ko ba xam ne bu dee liggéey na ma dem man damaa bëgg a génn fi ma nekk ne damaa sonn léegi ñu woo ko ñu ne liggéeyul arrêté nañu léegi bis keroog kii tabaski mu daanu ca alxames bi encore mu daanuwaat léegi après keroog bi ñu fi ñëwee àllarba bi ñuy dem moo xam nga fii la commencé di daanu léegi après bi ñu demee ci kër ga nag mu gën a daanu àllarba léegi bi mu daanu ba bàyyi alxames mu daanuwaat léegi bi mu daanu mu naan photo Thierno bi ci kii bi portable xale bi moo may lakk way génne leen ko daf may lakk génne leen portable bi comme alxames la woon ba set àjjuma du ñu liggéey ma xalaat ne su ma ko bàyyee noonu xëy na mën na am problème man nit ma jël portable bi génne ko mais damaa génne portable bi duggaat ci néeg bi rek fekk ko mu nelaw tuuti jógaat commencé waat di yënguwaat démb encore àjjuma mu yëngatuwaat tey tamit mu xëy na ma ñu dem. maanaam portable bi photo sëñ bi moo ci nekk. sëñ bi la ci nekk mooy photo bi kii nii di circulé temps yi waaw léegi mu ne photo Thierno bi daf may lakk photo bi Thierno bi nekk ci portable xale bi daf may lakk génne leen portable bi génne leen ko du ko lakk ci séeréer noonu. mais ma xalaat nga jël portable bi yow. waaw ma xalaat ne comme que tey jeudi la te suba vendredi du liggéey bay fi gën a métti tamit du ma xam naka lay def man it ma jël portable bi génne ko mais dama ko génne ci perron bi duggaat rek fekk ko mu nelaw. dëgg di commencé yëngatuwaat. ngeen bàyyi ba samedi tey jii. waaw léegi après samedi nag dañoo julli fajar sax ma ne tey ñoo tëddaat ba ci kanam mu ne ma mu ñëw ne nañ dem. mais xam nga moom yu garaaw ñoo ko topp. moom kay. moom kay garaaw ñu dindi ñetti jinne ci yow. ñuy waxaat am na ñeenteel. kon xam nga ni yu garaaw a ko topp. garaaw kay garaaw na moom. kon xanaa ñu delloo kàddu gi le xalifa général des jinne Thierno Moule Sow kon sëñ bi. waaw macha allah. nga jox sa wàcc waaye di la delloo kàddu gi. jërëjëf Moustapha Fall. waaw léegi jinne bi moom de léegi nañ ma indi ci Thierno léegi ñëw nga bismillah. bismillah. xam nga jinne yi suñu ma soree dinañuy wax lu ne mais bu ñu jàkkaarloo ak man dañuy mel ni glace. nga ne. nga ne. génnuma woon. yow la kan. man la Abdou. Abdou man. monsieur kii woon keroog. ah. ñu fii kii woon keroog.
dégguñu la de. génn ma woon laa wax. nee na génnul woon. yow la ban Abdou. ki fi ñëwoon ñaar ñi fi ñëwoon ki mujj manifestement. mu ne. waxal ci kaw. ñaar ñi fi ñëwoon ki mujjee yëngatu. ñaar ñi fi ñëwoon ki mujjee yëngatu mooy lan foog mu leer moom ñëw na fi ñaari yoon faale wuñu ko foog mu leer. man may Abdou laa la wax. yow yaay. Abdou. Abdou ban. ban Abdou. Abdou keroog bi nga génnee fii ñaari kii génn ma woon laa la wax. keroog bu ma génnee ñaari lan. ñaari jinne yi fi yëngatu woon. ñaari jinne waxal foog mu leer. ku njëkk ci Moussa la woon. Moussa waaw. après man ma topp si. ah. après man ma topp ci. après yow nga topp si. léegi damaa bëgg nga bàyyi ma xale bi. da ngaa bëgg. bàyyi ma xale bi. ñu may la xale bi. da nga bëgg ñu bàyyi la xale bi maanaam xale bi moom yëpp ñaata jinne ñoo ko topp. ñun ñett la woon waa génnul woon. aha dégg nga lu mu wax. waaw nee na ñett la woon benn bi génn léegi nag loolu dina ko coûter cher kon tey dina la coûter cher léegi. bàyyi ma xale bi. léegi yow loo ci jublu pour mu bàyyi la xale bi. kii jarutul waxal Moustapha bàyyil ñu duma ko dumal leen ma ko jinne yi dumal leen ma ko jinne yi xale bi kay ñun duñ ko gaañ yow la ñuy gaañ yow xale bi kay yàlla tere duñu ko laal sax ñun fii laay toog bismillah jinna dumal leen ma ko jinne yi xàbbee moo jinna yeewal leen ma ko yeewal leen ma ko sans buum jinna yeewal leen ma ko sans buum dégg nga lu mu wax fii yeewal leen ma ko sans buum jinna yeewal leen ma ko li ko dale ci bopp bi ba ci tànk yi yeewal leen ma ko jinne yi yeewal leen ma ko jinne yi xàbbee moo jinna nangee mo xàbbee moo jinna yeewal leen ma ko findi feer yeewal leen ma ko findi feer jinna yeewal leen ma ko jinna yeewal leen ma ko jinna xàbbee moo jinna nangee mo xàbbee mo nangee mo jinna wëral leen ma yaram bi yëpp findi feer wëral leen ma yaramam bi yëpp findi feer jinna wëral leen ma yaramam bi yëpp findi feer jinna xàbbee moo jinna nangee mo jinna xàbbee moo jinna nangee mo attaqué approché jinna mono ko bi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidonkod jinna mono ko bi tolotege talatege allah kantan annabi kantan jinna yeewal leen ma ko yeewal leen ma yaram bi yépp yeewal leen ma yaram bi mono ko bi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidonkod jinna mono ko bi tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jidi kidonkod jinna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allahu wonande allah saginande allahu hulu allahu samadu alfayu jayri alfayu batino kurjinna sojinna ulde koro yanna nabi durete sojinna sojinna ngane mu ne kooku suñu yoon nekku ci ñun amuñu ak xale bi affaire yow la ñu amal affaire yow la ñu amal affaire mun nga génn xale bi walla mënoo ko génn xale bi daa baax. ma ne kooku laajuñu la ko bu xale bi baaxee kooku laajuñu la ko mun nga ko génn walla mënoo ko génn loolu la ñu wax pas ay baaxu xale bi ñun soxlawuñu nga wax ñu ci mbaaxam dara ndax loolu intéressé wuñu mbaaxu xale bi intéressé wuñu ñun li ñu intéressé mooy nga génn ko mun nga ko génn walla mënoo ko génn dindil fulaar bi kii bi ci bopp bi mun nga ko génn walla mënoo ko génn mun nga ko génn walla nga mënoo ko génn loolu laa la bëgg a laaj
ci lañ la laaj. fii dañ fay yàgg. waaw boo fi yàggee da ngay génn loolu force la. nga bëgg ñoo génne. nga ne. nit ñi aakimoo ko. mu ne. ñu bëgg ko génne nit ñi aakimoo ko. ah ñu bëgg ko génne nit ñi aakimoo ko. waaw ñu bëgg ko génne nit ñi aakimoo kon xale bi ñaata jinne instant bi ñoo génn ci moom. ñaari jinne nee na ñaari jinne ñoo génn ci moom te ba muy ñëw fii benn jinne lañ waxoon moo nekk ci moom léegi nee na ñaari jinne bii mooy ñetteel bi léegi nag moom bii moom dana génn force loolu moom bàyyi force la waaw léegi nee na ñaari jinne ñoo génn léegi bu ñu paree bu ñu génnewee bii dañuy def signé mu wax ne génne na ñetti jinne ñu def signé loolu mu bind waaw waaw kii jarul yërëm parce que wala kaana la waaw. Alors donc vous voyez la situation, le djinn, l'esprit qui possède cette demoiselle vient de nous expliquer qu'il s'appelle Abdou et qu'il est présentement le troisième esprit ou bien le troisième djinn qui est en train de posséder cette demoiselle. Parce que la fois dernière quand elle était là, on a eu à sortir un djinn et on pensait que l'autre était sorti, mais l'autre qui s'appelait Abdou n'était pas sorti, donc il vient de nous révéler la vérité. Mais le marabout lui a dit que tu vas sortir par force. Donc le maréchal, the king of the king, le calife général des djinns, vraiment est prêt à donc le faire sortir par force. So ladies and gents, dear followers of TMS TV, this very lady who is possessed by a jinn whose name is Abdou, this very jinn, this very spirit was explaining us that he is the third jinn, who was just possessing this very lady. Because last time when she came here, we made out one jinn, and the very last jinn, whose name was, Abdou, didn't get out. That's why the Marabu told him that you will get out today by force, and then we'll ill-treat you before you get out. Because since you were just trying to deceive us, we will make you out by force right now. So then you see the... That's it. This is very stubborn, but we see he will see that everybody is stubborn here because we'll make him get out by force, and we'll do our best. So I will let the Marabu deal with his healing session. Mun nga ko bàyyi wala mënoo ko bàyyi. xano surtout mbit surtout kiro. kii côté be mun nga ko bàyyi wala mënoo ko bàyyi. soo génnee du baax dëmm yi dañoo bëri. nga ne. soo génnee du baax dëmm yi ko topp dañoo bëri. loolu sa maafe nekku ci sa lañ nekku ci génn force. loolu force la di nga génn wala doo génn. yow la ñuy waxal da ngay génn wala doo génn. yow laay déglu da ngay wax boo nee mënoo génn rek ñu dal sa kaw da ngay génn wala mënoo génn. ah. bàyyi leen ma ak moom. ñu bàyyi la ak moom. ñu bàyyi la ak moom. dinaa ko aar duma ko sonal de. nga ne. duma ko sonal dinaa ko aar. déedéet soxlawuñu lool dañu bëgg nga génn force. soxlawuñu nga aar ko. di nga génn wala doo génn laa wax di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. di nga bàyyi xale bi wala doo ko bàyyi. di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. ah. di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. waxal. bul ñu fontoo di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. force da nga koy bàyyi loolu mu neex la mu naqari la loolu bàyyi force la gannaaw ñëw ngeen fii moom force da ngay génn ci moom
xaw ma feneen waaye fii force da ngay génn di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi na wàcc ah di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi da ngay fen gaañuñu benn xale dañuy dimbali xale bi da ngay fen da ngay duul li ngay wax yëpp du dëgg seytaane nga di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi ah jógal noonu na jóg toog force da nga koy bàyyi sigil jàkkaarloog man sigil sigil nga jàkkaarloog man di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi déggul ñu li ngay wax lu tax nga bëgg ma tàkkale ak moom waajuram yi dañoo daw làqu ci man danga leen sonal jaaxal leen moo tax ñu ñëw fii dootuma ko sonal force nag danga koy génn wax leen dootuma ko sonal ma ne génn moom force la force dootuma ko sonal waaw di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi ah di nga ko bàyyi waaw force rek moom foofu jinne bu fi ñëw moom force waaw di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi di nga ko bàyyi ah soo ko bàyyiwul ñu def la lan waxal dara boo ko bàyyiwul lan lañ lay def dara boo ko bàyyiwul luñ lay def di nga ko bàyyi salopard di nga ko bàyyi expliquer. Alors donc vous voyez cette donc demoiselle qui est possédée par un esprit très têtu qui ne voulait pas sortir la fois passée et qui a essayé de tromper donc un peu le marabout qui pensait qu'il était sorti alors que tel n'était pas le cas. Aujourd'hui, il a révélé qu'il n'était pas sorti, mais comme le marabout l'a un peu maltraité avec le liquide vite fait, il vient d'avouer, de dire qu'il est prêt à sortir et qu'il est prêt à laisser tranquille la demoiselle. Parce que le djinn disait vraiment qu'il aime la demoiselle et c'est pourquoi il ne voulait pas sortir et qu'il a duré dans le corps de la demoiselle. Mais là, comme le marabout a utilisé son liquide vite fait, il dit qu'il est prêt à sortir. Maintenant, on verra tout simplement la suite. So, ladies and gents, dear followers of TMS TV, this very lady is, possessed by a jinn whose name is Abdu. And last time when he was here, he just tried to deceive the marabout, and we thought that the jinn was out, but he wasn't out. But today, he just revealed that he didn't get out. But since the marabout used his liquid vite fait, the water vite fait, the very powerful water, the jinn was saying now, or is saying now that he's ready to get out. Because this jinn, whose name is Abdu, is saying that he does love this very lady because he has been living inside her body for a long time, and that he does love her, and he doesn't want to get out from the body of this very lady. But the marabout told him, you have to get out by force because the parents of this very lady are so tired, so exhausted, and they are here to be, satisfied, and I will do my best to make you out from the body of this very lady. So now the jinn, the spirit says that he is ready to get out. So we're gonna see what will happen after. Pare nga pour génn wala pare woo pour génn? Pare nga pour génn wala pare woo pour génn? Pare nga pour génn wala pare woo pour génn? Waxal sa làmmiñ ma dégg. moom kay. Nga ne? ma ne comme doo ma bàyyi ak moom kay ma génn. mu ne comme doo ko bàyyi ak moom kay dina génn. non xalaatuma ko loolu suma fukki xel xalaatu ko sax force da ngay génn loolu moom mu neex la
ngay kontaan di génn ngay mer di génn force da ngay génn. yaa ngi dégg li sëriñ bi wax. ngay jooy di génn ngay kontaan di génn ngay mer di génn bàyyi force da ngay génn. yaa ngi dégg li sëñ bi wax. force da ngay génn. ah waaw sëñ bi wax loo ci xal. non amul lu mu ciy xalaat force rek. waaw amul xalaat du ma ko may sax mu nooy. du ma ko may mu xalaat loolu force la. kon jeex na. waaw génnal doomu jàmbur bi mu gaaw yaltu génnal doomu jàmbur bi mu gaaw. acca génnal. génnal bandi salo. acca dégage.
bi génn ngeen gis sànq ba léegi sëñ baa ngi def te waxul donc loolu defe naa beneen jàngat bu bees boo xam ni ñun ñu nekk fii la mais également képp koo xam ni yaa ngi bàyyi xel Thierno Moulé Sow di la khalife général des Djinné muy au Sénégal et à travers le monde kon ngeen xam ni sëñ bi li ko yàlla may kaar macha allah moom rek la ko yàlla may ci kaw suuf et c'est extraordinaire kon mbir mi Saliou fii lay tàngee waaye fii lay seddee en Saliou mu mel ni sëñ bi am na beneen njàngat bu bees dafa mel ni rek photo bi nga xam ne ci semaine bi génn na te ñu gis photo bi kanamu sëñ bi yëpp ay allahu lañ ci bind loolu aussi lu yéeme la lu extraordinaire la lu ànd ak ay baatin la kon nga xam ne yàlla suñu borom rek moo mën a maye. donc ba léegi yéen a ngi ñuy suivre ci TMS TV gis ngeen ko nii mi ngi nii sëñ bi doon génnee beneen jinne muy ñeent bu génnee tey muy ñett te sëñ bi wax nañu léegi rek am na ci koo xam ne génne na ci moom fii lu mot 28 jinne ñaar fukki jinne ak juróom-ñett kon ngeen gis ne jinne yi dañu nekk lu garaaw a garaaw pour àdduna du ma wax sax pour Sénégal mais ak àdduna jinne nekk na lu garaaw a garaaw mooy dem ba déformer nit ki nga xam ni da ngay fekk nit ki mu nekk yàlla bind na ko bind bu rafet bu baax jinne yi dem ba def beneen bind boo xam ni dafay yéeme nga gis jinne yi également am na musiba yu bëri yoo xam ne ñi ngi xew ci kaw suuf di xew ci kër yi di xew ci quartier yi loolu lépp jinne yi ñoo ko waral kon Saliou ma jox la nga commenter tuuti rek. Voilà, effectivement, comme tu l'as expliqué, Moustapha Fall, mon collègue, mon ami, vous voyez donc la situation, il s'agit d'une situation particulière parce que le marabout Thierno Moulé Sow, le khalife général des djinns, le maréchal, alors le bourreau des sorciers est en train de faire une autre manière, est en train de montrer une manière particulière de soigner donc les djinns. Vous voyez, de soigner les personnes possédées par les djinns du moins. Vous voyez ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas en train de parler, mais pourtant il est en train de malmener l'esprit, le djinn, qui est en train de posséder cette demoiselle. Donc vous voyez la demoiselle, je veux dire le djinn, l'esprit qui est en train de faire des gestes, de tourner sur lui-même, de se lever et de se coucher à nouveau, parce que c'est le marabout qui est en train de faire des gestes à l'intérieur donc de sa tête, sans pour autant parler. Il manipule le djinn, il manipule l'esprit et il l'oblige à sortir du corps de la demoiselle. Donc une autre forme de guérison assez particulière que le marabout Thierno Moulé Sow est en train de montrer aujourd'hui. So ladies and gents, dear followers of TMS TV, you can see the Marshal, the king, the Khalif General of the jinns, Thierno Moulé Sow, showing again another way of healing persons that are possessed by jinns, by spirits, because you can see him, he's not talking at all, but he's just ill-treating the jinn, he's ill-treating the spirit and obliging him to get out from the body of this very lady, because you can see this lady. When I talk about this lady, I talk about the jinn, the spirit who is possessing him. You can see the spirit doing actions, turning around on him, you know, getting up and lying down again, because that's the marabout Thierno Moulé Sow doing this kind of actions inside his very head. He's doing actions without even talking. So you can see another particular way of healing that the marabout is showing today. So you see then what is happening. The spirit is just lying down because the marabout Thierno Moulé Sow is ill-treating him inside his very mind, inside his very head. So I let him just continue in his healing session. This is a particular way, just to tell you that this is particular things happening in a particular channel, your favorite channel, TMS TV, showing you what is hidden every time. nga gis Saliou liggéey bi nekk na liggéey bu méttee métti xam nga sëñ bi mi ngi yeewu fajar ci soo ba léegi sëñ bi mën naa wax noppaluwul lu dul génn quelques minutes daal di ñëwaat kon nga gis ni le marabout est trop fatigué par rapport ak patients yi fi nekk ak personnel bi nga xam ne nit ñi lekk nañ nit ñi ngi naan nit ñi ngi doxantu di circuler kon nga gis liggéey bi nekk na liggéey bu méttee liggéey bu doy waar la liggéey boo xam ne nit ñi dañuy koy seetaan rek ci TMS TV di ñëw ñi ngi ñëw nag waaye dañuy yaakaar ne mbir mi yomb na mais liggéey bi yombul de liggéey bu méttee la liggéey boo xam ni
tuuti ngay nelaw xoole lu baree bari léeg-léeg nga liggéey ba bët set ba 7 heures du matin donc loolu defe naa ni day laaj aussi parfois repos waaw liggéey bu metti la kon ba léegi rek ngeen ñu suivre ci TMS TV guddi na instant bi ba léegi ñi ngi ci kii nga xam ni génne nañ ci moom ñetti jinne n'est-ce pas génne nañ ci moom ñaari jinne war a génnewaat beneen ci moom ngeen ñu suivre sur la TMS TV bépp internaute boo xam ne yaa ñuy suivre à travers le Sénégal et à travers également le monde ngeen di xool ci image yi fii le khalife général ngeen di seen ci sama côté càmmuñ Saliou Samb moo nekkee na le mooy def traduction en anglais ngeen di gis aussi de l'autre côté Yatma mi ngi fi également nekk un homme proche du khalife général caméra bi nag ki filmé moom du ngeen ko mën a gis mais day baax ñu koy tudd également muy Kara moo nekk ci caméra bi moom moo leen di wone image yi nii ngeen di gis bu baax a baax mooy wone sëñ bi mooy wone patient yi mooy wone également ñi nga xam ni jinne dafa dugg ci ñoom kon mu nekk loo xam ni lu doyoo waar. loo wax. jàppale ma génn sonn na. jàppale nga génn sonn nga ah sëñ bi de nee na moom génn bi moom bàyyi force la amul sax laaj. bi daal moom li mu la wax moom c'est clair nee na la génn bi moom bàyyi force la force da ngay génn mu neex mu naqari kon nag yow la ñuy déglu. nga Saliou nga xam ni kon jinne lu doy waar la jinne lu doy waar la jinne defe naa ni xajul ci kenn parce que jinne moom li ñuy wax rek kenn du ko gis waaye nag am na ñoo xam ni suñu borom may na leen ñoom dañuy gis jinne di jëflanteek ñoom comme Thierno Moule Sow di xalifa général di leen jàpp di leen tuubloo également donc loolu nekk na pouvoir boo xam ni yàlla mayu ko ñu bari ci kaw suuf loolu lu raar pouvoir bu raar la te pouvoir boobu aussi pour nga am ko defe naa ni bu la sëñ bi expliquer fi mu jaar lépp nga xam ni fi mu jaar metti na fi mu jaar na ci ay dëkk jaar na ci xaaxaam jaar na ci lu ne pour rek am xam-xam bi waaw donc loolu defe naa ni lu am solo la également parce que dañuy gis ne rek nii rek ñu yaakaar ni sëñ bi dafa xëy rek mbir yi ñëw mais pour mu am ko jaar na fu ne dugg na fu ne ki nga xam ni pour am xam-xam rek jaral na ko mu dem ba di lekk ay orange ba gémmiñam di xar defe naa ni loolu nekk na loo xam ni lu extraordinaire la donc suñu borom mooy maye suñu borom moo ko may waaye avant suñu borom di ko may jaar na fu ne dugg na gauche dugg na droite def na le tour du monde dugg na ci ay àll yoo xam ne ku la waxoon ni fii ni dina fi dugg ba génnaat doo ko gëm
donc loolu defe naa ni ñu nangul ko di ko ci ñaanal également parce que gis nga sànq maa ngi commenté nag bi nga xam ni sëñ bi jënd na ko pour saraxe ko te loolu defe naa ni du gan ci kër gi souvent sëñ bi day jënd nag bu ñuul wala bu weex bu xonq di génne ci poosam di jàppale patients yi da ngay gis patients yoo xam ne dañuy ñëw mais li ñu yor motul wala da ngay gis ñoo xam ne sax xas nañ ba ñëw amuñu mais le marabout est obligé génne ci poosam daa leen jàppale. En dehors de ça aussi nga gis kër gi fii ku fi ñëw sëñ bi moo lay jox añ moo lay jox reer ba ci personnel bi di dépenser ay millions ba ci fii ñu ne nii nga xam ni koo wax ni sëñ bi 800 000 lay fay par mois ko ku ñu ko waxul rek munoo koo xam nga ni loolu du caaxaan boo jëlee dépenser rek par mois rek nekk na ay millions yi millions loolu lépp jëm ci askan bi donc defe naa ni sëñ bi royuwaay la modèle la pour un bon citoyen sénégalais ni ñu koy waxee ci tubaab donc am na ñu ko doon wax sax keroog bi ma leen di interview ci grand reportage ñu ne sëñ bi nag fi ñu toll nii sax état bi ñoo ko war a encadrer effectivement ku mel nii nga xam ni mi ngi jàppale population am xaarul lenn ci état mooy jël poosam di génne di jàppale askan bi defe naa ni ko aussi état bi daf ko war a encadrer bi nag nekkul ni état bi jox ko xaalis parce que bu fekkee xaalis ak pouvoir yàlla bay na ko état bi mën na ko di encadrer ci ay terrain di ko encadrer ci mel ni même dem na ba ci sécurité ay GIGN ak yooyu nga xam ni ñooñu également macha allah liñ ci jublu rek mooy ñuy fexe di parce que xam nga fii bu ñu amuloon sécurité kon dafay xaw a doy waar parce que sécurité bi ngeen di gis nii du dara lu dul patients yi fii ñëw ñu baree bari léeg-léeg dañuy daanu te ñëpp duñu leen mën a canaliser moom ngay gis Diop ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi fii ci kër gi donc je pense que sécurité également c'est important dafa am loo xam ne lu am solo la di profité xanaa ci occasion bi di annoncé waale anniversaire TMS TV nga xam ni am na ñaari at léegi ñu fas yéene ko fêté àllarba comme nag le 26 après midi bi léegi rek oustaz Taïb Socé mi ngi ma doon oo di confirmer di ma yóbbante ci sëñ bi ne dina ñëw incha allah te ñoom Malick Thiandoum ak ñeneen am nañ yaakaar ni dinañ ñëw assister ci bés bi parce que nekk na bés boo xam ne bés bu am solo la rawatina nag sëñ bi lim ci wax nee na dañ ciy wàccee kaamil waaw xam am na organes yoo xam ne bu ñuy def seen anniversaire leneen ak leneen la ñuy def mais bii dañuy tegu ci yoonu siraatal mustaqiima rawatina nga xam ni am na ñoo xam ni dañu nekkoon ci ñun wàññeeku suñu ay kilifa donc defe naa ni loolu c'est important ci bésu anniversaire bi également sëñ bi dina ci am waxtaan bu am solo boo xam ni dana ko may askan bi fiy ñëw moo xam ñu bokk ci association Thierno Moule Sow wala ñi nga xam ne ay fans lañ wala ñi nga xam ne ay patients lañ di faral di ñëw ci kër gi gis ngeen aussi ci internet bi presque taalibe yu bëree bëri nekk ci Sénégal ak ci àdduna également ñi ngi wax di féddale gën a féddale di gën a féddale seen bopp ci wetu Thierno Moule Sow defe naa ni c'est important ñoom ñëpp ils sont au courant du ñu mën a ñëw mais ñi ngi bàyyi xel li nga xam ni moom la ñuy def àllarba donc à travers TMS TV maa ngi leen di nuyu au nom du khalife général des Guinée mooy ñi nga xam ne ñi ngi nekk Allemagne ñi nga xam ne ñi ngi nekk France ba États-Unis partout nga gis souvent cuuraay volcan bi dañ ko fiy jël si di ko yóbbu aéroport di ko yóbbu tasaare partout en Europe donc je pense que loolu c'est important. incha allah jërëjëf Moustapha Fall kàddu yi rafet na gis nga jinne baa ngi bëgg a génn boobu ba tey gis nga ko moo ngi sonn gis nga ko instant bi moo ngi souffrance moo ngi sonn parce que ñoo ngi doon xeex ak moom ci baatin li ma noppi yëpp maa ngi doon jëflante ak moom ci baatin. wax naa ko léegi. waaw gis ngeen ko fu mu nekk nii moo ngi génn nee naa ko force da ngay génn si nga nee na nañ ko dimbali waaye du ñu dimbali force day génn. loolu moom amul dimbali force day génn gis nga ko force dina génn loolu moom wax nañ ko force dina génn jinna force dina génn gis nga ko am man moom jinna boo dëgëree bopp rek am naa ni ma lay yare ndax ñun xam-xam kese lañu géeju xam-xam lañu léegi nag dinañ ko sonal dinañ ko torturer jinne yi dinañ ko torturer dinañ ko sonal
dina génn ndaw si force waaw loolu moom force la bàyyi force dana génn waaw jinne nañ ko torturer nañ ko humilier dinañ ko sonal xeetu mbon mbon yëpp dinañ ko def pour mu sonn mu bàyyi ndaw si waaw léegi nag nañ ko bàyyi ñu torturer ko d'abord ma jàkkaarloo kii xool ñu doog a jubloo nekk leen ci waar bi nekk leen ci waar bi jinna nekk leen ci waar bi nekk leen ci waar bi bismillah moom bismillah moom bismillah moom nekk leen ci waar bi nekk leen ci waar bi bismillah bismillah moom bismillah 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 moom bismillah moom bismillah moom kii dindil ma kii bi mu jàkkaarloo ak man kee Moustapha kii loo wax jàppale ma génn sonn na. jàppale nga génn sonn nga ah sëñ bi de nee na moom génn bi moom bàyyi force la amul sax laaj bi daal moom li mu la wax moom c'est clair nee na la génn bi moom bàyyi force la force da ngay génn mu neex mu nax ak yow la ñuy déglu nga Saliou nga xam ni kon jinne lu doy waar la jinne lu doy waar la jinne defe naa ni xajul ci kenn parce que jinne moom li ñuy wax rek kenn du ko gis waaye nag am na ñoo xam ni suñu borom may na leen ñoom dañuy gis jinne di jëflante ak ñoom comme Thierno Moule Sow di xalifa général di leen jàpp di leen tuubloo également donc loolu nekk na pouvoir boo xam ni yàlla mayu ko ñu bari ci kaw suuf loolu lu raar pouvoir bu raar la te pouvoir boobu aussi pour nga am ko defe naa ni bu la sëñ bi expliquer fi mu jaar lépp nga xam ni fi mu jaar metti na fi mu jaar na ci ay dëkk jaar na ci xaaxaam jaar na ci lu ne pour rek am xam-xam bi waaw donc loolu defe naa ni lu am solo la également parce que dañuy gis ne rek nii rek ñu yaakaar ni sëñ bi dafa xëy rek mbir yi ñëw mais pour mu am ko jaar na fu ne dugg na fu ne ki nga xam ni pour am xam-xam rek jaral na ko mu dem ba di lekk ay orange ba gémmiñam di xar defe naa ni loolu nekk na loo xam ni lu extraordinaire la donc suñu borom mooy maye suñu borom moo ko may waaye avant suñu borom di ko may jaar na fu ne dugg na gauche dugg na droite def na le tour du monde dugg na ci ay àll yoo xam ne ku la waxoon ni fii ni dina fi dugg ba génnaat doo ko gëm donc loolu defe naa ni ñu nangul ko di ko ci ñaanal également parce que gis nga sànq maa ngi commenté nag bi nga xam ni sëñ bi jënd na ko pour saraxe ko te loolu defe naa ni du gan ci kër gi souvent sëñ bi day jënd nag bu ñuul walla bu weex bu xonq di génne ci poosam di jàppale patients yi da ngay gis patients yoo xam ne dañuy ñëw mais li ñu yor motul walla da ngay gis ñoo xam ne sax xas nañ ba ñëw amuñu mais le marabout est obligé génne ci poosam daa leen jàppale en dehors de ça aussi nga gis kër gi fii ku fi ñëw sëñ bi moo lay jox añ moo lay jox reer ba ci personnel bi di dépenser ay millions ba ci fii ñu ne nii nga xam ni koo wax ni sëñ bi 800 000 lay fay par mois ko ku ñu ko waxul rek munoo koo xam nga ni loolu du caaxaan boo jëlee dépenser rek par mois rek nekk na ay millions yi millions loolu lépp jëm ci askan bi donc defe naa ni sëñ bi royuwaay la modèle la pour un bon citoyen sénégalais ni ñu koy waxee ci tubaab
donc am na ñu ko doon wax sax keroog bi ma leen di interview ci grand reportage ñu ne sëñ bi nag fu ñu toll nii sax état bi ñoo ko war a encadrer effectivement ku mel ni nga xam ni mi ngi jàppale population am xaarul lenn ci état mooy jël poosam di génne di def di jàppale askan bi defe naa ni ko aussi état bi daf ko war a encadrer bi nag nekkul ni état bi jox ko xaalis parce que bu fekkee xaalis ak pouvoir yàlla bay na ko état bi mën na ko di encadrer ci ay terrain di ko encadrer ci mel ni même dem na ba ci sécurité ay GIGN ak yooyu nga xam ni ñooñu également macha allah liñ ci jublu rek mooy ñuy fexe di parce que xam nga fii bu ñu amuloon sécurité kon dafay xaw a doy waar parce que sécurité bi ngeen di gis nii du dara lu dul patients yi fii ñëw ñu baree bari léeg-léeg dañuy daanu te ñëpp duñu leen mën a canaliser moom ngay gis Diop ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi fii ci kër gi donc je pense que sécurité également c'est important dafa am loo xam ne lu am solo la di profito xanaa ci occasion bi di annoncé waale anniversaire TMS TV nga xam ni am na ñaari at léegi ñu fas yéene ne ko fêté àllarba comme nag le 26 après midi bi léegi rek oustaz Taïb Socé mi ngi ma doon oo di confirmer di ma yóbbante ci sëñ bi ne dina ñëw incha allah te ñoom Malick Thiandoum ak ñeneen am nañ yaakaar ni dinañ ñëw assister ci bés bi parce que nekk na bés boo xam ne bés bu am solo la rawatina nag sëñ bi li mu ci wax nee na dañ ciy wàccee kaamil waaw xam am na organes yoo xam ne bu ñuy def seen anniversaire leneen ak leneen la ñuy def mais bii dañuy tegu ci yoonu siraati xal mustaxima rawatina nga xam ni am na ñoo xam ni dañu nekkoon ci ñun wàññeeku ay suñu ay kilifa donc defe naa ni loolu c'est important ci bésu anniversaire bi également sëñ bi dina ci am waxtaan bu am solo boo xam ni dana ko may askan bi fiy ñëw moo xam ñu bokk ci association Thierno Moule Sow wala ñi nga xam ne ay fans lañ wala ñi nga xam ne ay patients lañ di faral di ñëw ci kër gi gis ngeen aussi ci internet bi presque taalibe yu bëree bëri nekk ci Sénégal ak ci àdduna également ñi ngi wax di féddale gën a féddale di gën a féddale seen bopp ci wetu Thierno Moule Sow defe naa ni c'est important ñoom ñëpp ils sont au courant du ñu mën a ñëw mais ñi ngi bàyyi xel li nga xam ni moom la ñuy def àllarba donc à travers TMS TV maa ngi leen di nuyu au nom du khalife général des Guinée mooy ñi nga xam ne ñi ngi nekk Allemagne ñi nga xam ne ñi ngi nekk France ba États-Unis partout nga gis souvent cuuraay volcan bi dañ ko fiy jël si di ko yóbbu aéroport di ko yóbbu tasaare partout en Europe donc je pense que loolu c'est important. macha allah jërëjëf Moustapha Fall kàddu yi rafet na gis nga jinne baa ngi bëgg a génn boobu ba tey gis nga ko moo ngi sonn gis nga ko instant bi moo ngi souffrance moo ngi sonn parce que ñoo ngi doon xeex ak moom ci baatin li ma noppi yëpp maa ngi doon jëflante ak moom ci baatin. wax naa ko léegi. waaw gis ngeen ko fu mu nekk nii moo ngi génn nee naa ko force da ngay génn si nga nee na nañ ko dimbali waaye du ñu dimbali force day génn. loolu moom amul dimbali force day génn gis nga ko force dina génn loolu moom wax nañ ko force dina génn jinna force dina génn gis nga ko am man moom jinna boo dëgëree bopp rek am naa ni ma lay yare ndax ñun xam-xam kese lañu géeju xam-xam lañu léegi nag dinañ ko sonal dinañ ko torturer jinne yi dinañ ko torturer dinañ ko sonal dina génn ndaw si force waaw loolu moom force la bàyyi force dana génn waaw jinne yi dinañ ko torturer dinañ ko humilier dinañ ko sonal xeetu mbon yëpp dinañ ko def pour mu sonn mu bàyyi ndaw si waaw léegi nag nañ ko bàyyi ñu torturer ko d'abord ma jàkkaarloo kii xool ñu doog a jubloo nekk leen ci waar bi jinna nekk leen ci waar bi bismillah moom nekk leen ci waar bi bismillah moom bismillah moom kii dindil ma kii bi mu jàkkaarloo ak man kee Moustapha kii ganal leen ma ko bépp xeetu bon boo leen xam soog def leen ko salopard la walla kaana la lépp loo leen xam ci lu bon defal leen ma ko noo yërmaande noo yërëm yow la kan
yow la kan lépp loo leen xam ci lu bon ak ci lu metti yow la kan. teg leen ko moom. Rama moo toog nii. Rama. mu ne. Rama moo nekk nii toog. Rama moo nekk nii toog. Rama yaa toog noonu. ci gis ngeen jinne baa ngi yëngu day yëngu xool ma ci bët xool ma Rama si ngeen jinne baa ngi fii mais day jéem a tricher xool ma ci bët gis nga sigil xool ma torturer jinna torturer maltraiter torturer jinna torturer maltraiter parce que jinne bi walaa kaana la léegi nag walaa kaana moom su ma benn taalibe mu ne ma day dégg ma naan walaa kaana rek waaye moom démb la doog a xam lan mooy walaa kaana mu ne ma day dégg ma naan walaa kaana rek mu ne affaire bi jaaxal ko daal mu ne day dégg sëriñ bi naan walaa kaana mu ne ma nag ndekete li may wax walaa kaana yëpp moom ndekete léegi xam na luy walaa kaana waaw ma ne ko kon yéegi yaa ngi doog a xam walaa kaana mu ne ma walaa kaana dafa am spécial son torturé jinne bi nag walaa kaana la xam nga walaa kaana moom da nga koy bàyyi ay jinne walaa kaana ñoom méchant am na jinne bu fi nekk méchant la nee na moom dafa bon yenu bon bokk bon soxor iñaan iñiñiñe nee na ma luy bon yépp ci moom la baax ci maanaam ci moom la fekk baax léegi nag lépp loo leen xam torturer leen ma ko méchant jinna torturer humilier torturer méchant torox loo leen ko na torox faw lu fu naangee continuer leen seen liggéey man instant bi lijjantiwuma ko lijjanti leen ko foofu faw lu fu naangee amaru yow hir naange inna allaha billi baadi bashiran jinna mënoo ko bi toloote gee talaate gee allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jiddi kidonkol jinna kiti saya boloya saya wonande allah saginande allahu wonande allah saginande allahu ceerno mule so wonande allah saginande allahu hulu allahu samadu alfayu jayri alfayu batino koru jinna so jinna olde koro yanna nabi ndurete so jinna 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 kisi gasa torturer humilier torturer jinna torturer humilier so jinna so jinna xolli ko doyal nañ ci defal ñi ñe promotion torturer humilier na jóge foofu sax pare naa ci torturer humilier jinna faw lu fu naange amaru yow hir naange inna allaha billi baadi bashiran jinna monoko be tolotege talatege torturer jinna monoko be tolotege talatege allan kantan annabi kantan allan kantan annabi kantan allan kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden ñidde kidankar fofalu funnanga amaru yaw hirnange inna allaha
anallaha billibadi bashiran jinna monokoɓe to tege tala tege allah kantan annabi kantan allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jiddi kiɗon kolkila monokoɓe to lotege tala tege allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkunde nden jiddi kiɗon kolkila monokoɓe to lotege tala tege allah kantan annabi kantan 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 ley uddi to uddi hakkude nden jiddi kiɗon kon jinna fofunnaange amadu yawhirnaange inallaha anallaha bilibadi bashiron jinna monokoɓe tolotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi to uddi hakkude nden jiddi kiɗon kon jinna kiti saya boroya saya wonande allah saginado allahu huɗo allah samad alfayu jayri alfayu batino kono jinna so jinna ulde koro yanna nabi yanna nabi durete sojinna sojinna kisi kasa koye kaasi samsi samarusi 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 monokoɓe to lotege talatege allah kantan annabi kantan ley uddi to uddi hakkunde nden jiddi kiɗon kon jinna kiti saya boloya saya wonande allah jomiraɗo